أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم أمدنا الله فيوضا من الخيرات والبركات وأبعدنا خيودا من الفتنات والجرمات. أيها الإخوان الكرام، في مجموعتنا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لقد عدت اليوم معكم إلى برنامجنا هذا البرنامج الذي أداومه كل يوم السبت والأحد. أحيي مؤسس هذه الجمعية وهذه المجموعة الشيخ أبو بكر جالو وكل الإداريين المساعدين له لإنجاح هذه المجموعة. تحياتي إلى الكل والجميع وإلى الكافة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوان الكرام، mbokk yi nga xam ni yéenay mbokki groupe bu am solo bii di waqul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqan, maa ngi ñaan ci yàlla subhaanahu wa taala bi jaahi yonentam bu màgg bu tedd bi nga xam ni mooy Seydina Muhammad mu defal leen jàmm fu ngeen mën a nekk ci ay gox yu façon ci mbooleem adduna bi. tey nag thème bi nga xam ni maanaam moom laa leen tànnal mooy al-aalamu al-islaami al-yawma huwa ad-dahiyatu li siyaasati al-gharbiya. Les pays islamiques aujourd'hui sont les victimes du politique occidentale. loolu mooy sama thème tey bi. kullu mawludin yuladu ala alfatra fa walidaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi wa qadaa rabbuka alaa ta'budu illa iyyaahu wa bilwaalidayni ihsaana فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. mbokk yi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni képp kenn ci nun buy juddu ku set wicc lay doon, ku set wicc ci bàkkaar, set wicc ci bépp sobe ak mboolem ay tilim tilim. waaye ay waajuram kese ñoo ko mën a def ab siif muy ab yahud, walla ñu fexe ba mu nekk ab nasaraan walla mu nekk ab majuus. kon waajur boobu nga xam ni moo am responsabilité bu tol noonu ci pas-pasu doomam, sax ci waajur bi la aju, ndax waajur bi mooy déterminer ëllëg doomam la mu war a doon. imma an yakuna yahudiyan bil aqida aw yakunu nasraniyan bil aqida aw yakun majusiyan bil aqida. aqida mooy foi. bu dee ni waajur bi moo am doole, am capacité, am pouvoir def doomam mu mën a nekk ëllëg ku am
pas-pasu siif wala pas-pasu nasaraan wala pas-pasu majuus muy animiste wala animisme. kon waajur fa ko yàlla teg ci doom tegalu fa doom leneen, du sëriñ du keneen. waaw loolu moo tax yàlla ni man yàlla maa dogal maa atte nit ku ne am ñaari waajur. ñaari waajur yooyu nga am nag muy kenn ku ne ci nun na sonn ci ñoom, muy waajur bu góor ba ak waajur bu jigéen ba. bum leen bañal dara loo xam ne sant nan ko ci cadre muy lu neex yàlla neex yonentam bi. bis bu nu màggatee nag na nga sonn ci ñoom comme ni nu sonne woon ci yow bi nga nekkee xale. ndax summa radadnaahu asfala saafiliina, yàlla dina ko def ci dooley nit waaye yàlla dina ko def ci dooley yaram. yàlla dina koy defal dooley alal mu jikki ba yàgg alal jooja yàlla tere mu ñàkk ko. loolu ba léegi daaxilum ci summa radadnaahu asfala saafiliina. waaye yàlla dina dooleel nit ci wàllu kàttan mu dem ba yàgg buy dox ci aw yet lay sukkandiku. buy jóg bët dootul xool na mu daan xoole, bakkan dootul xeeñtu nam daan xeeñtoo, ba ci làmmiñ sax dootul saf nam daan safe, loxo dootul jub nam daan jube, tànk dootul dox nam daan doxe. maanaam cër yépp commencé lu ci nekk lam daan def nam ko daan defe wàññeeku. loola mooy màggat. moo tax yàlla ni ku sa waajur ku yàlla dimbali ba sa waajur màggat ci say loxo, bu boobaa maanaam nanga ko jàppale comme yow itam ba nga nekkee ndaw nam la daan jàppale. mënaloo woon sa bopp dara mu lay mënal dara. yow itam bu màggatee mënalatul boppam dara, bu boobaa nam la daan mënale nanga ko mënale noonu. ndax lépp loo ko defal fayoo ko. gëdd sax bul ko def. baat bi gën a tuuti muy ëf waay ëf meer bi dafa bari wax waay. déedéet, nee na amul doom amul soxna, loo bëgg sa soxna bum la jaral di la jaxase ak sa yaay. ndax sa yaay kat budul woon ak mooma kenn du la gis ba lay bëgg. kon nag nun rawatina waajur boo xam ne nun ñi nekk jullit sunuy waajur dañoo yar ci farataas yàlla ak sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pattalul nu làggalul nu waaye defu ñu am pas-pasi defu ñu itam ñu am pas-pasi nasaraan, defu ñu itam ñu am pas-pasi majuus muy animisme. kon ñooñu ñun leen delloo njukkal, ñun war nañu leen di delloo njukkal ci di ko xeex. ci ñooñu la bi lay duggee ni leen al-aalamu al-islaami al-yawma huwa ad-dahiyya li siyaasati al-gharbiyya. politique islamique, le monde islamique, lépp lu Europe rendi maanaam ñooy nag li nga xam ne ñoom la ñooy dee ci politique tubaab maanaam politique
tubaab maanaam monde islamique bi ñooy ñi ciy dee. inna al-ghurba fi barnaamijihi al-yawm taqsiimu kulli dawla islamiyya wa taqti'atiha qita'at ghayra mutawaatiya. Europe tey dara nekkul ci boppam lu dul daggate monde islamique bi xaaj ko ay xaaj yoo xam ne sax du yem. laqad jarrabu dhalika fi kulli min al-Sudan wal Iraq fa najahu. loolu ñu bëgg ci monde islamique bi essayé nañ ko appliqué ko ci Soudan ak Irak waaye lu am la ñu bëgg ñu am ko ñu réussir ca loola waaw. Irak fi mu ne la ñu bëggoon ci xaaj ko am nan ko. Soudan itam la ñu bëggoon ci xaaj ko am nan ko waaye yemul ci ñoom ñaar kese bi. wal xuttatu nafsuha hiya ma tuxaawilu xatta al-aan fi kullin min Suuriya wa Mali kama xaawaluha mundu sanawaat fi Turkiya fa fashila. loolu ñu def Soudan def ko Irak moom la ñuy jéem a def Syrie di ko jéem a def Mali. loola itam mooy li nu yàgg a jéem ci Turc waaye ba tey nanu essayé woon démb ci loola ba léegi ci Turc noonu lañ ciy essayé. li anna julla li ajli taqsim mi Turkiya li anna li ajli taqsimi Turkiya zara'u fiha jabhatan mutamarrida hiya PKK bi qiyaadati Abdullahi Öcalan al-mu'taqal. ndax pour xaaj Turki dëkkub l'islam bu mag boobu danoo fexe ba filtré ci biir Turc ab front rébellion bu tudd PKK ki ko jiite fondateur bi di Abdullahi Öcalan. même malgré que sax bu fekkee ne Abdullahi Öcalan boobu mu'taqal la maanaam ab prisonnier la itam teewul ba léegi li tubaab yi bëggoon ba léegi PKK mi ngi existe mi ngi am di def ay déplacement ay demam ak ay dikkam ni mu ko neexee. wa kullu haasihi duwal al islamiyya al mustahdafa laha wasnan fi taarix al islami wa turaas al insani. mboolem réew mu tubaab yi xool ba settantal la ci réewi islam yi ba bëgg laa ba andil la ay fitan rek doxe ca bëgg laa xaaj ñaari réew boo ko xoolee rek réew mu am solo la mu am poids la mu tekki la mu am tiranga la ci histoire islamique ak ci patrimoine de l'humanité. wa kullu haasihi duwal aydan tuxaarab bi ashkaalin muxtalifa. mbooleem réewu islamique bu tubaab yi xool ba settantal la ba bëgg laa xaaj ñaar du nekk réewu Samba Sugum Gay yi waaye dafay nekk réew moo xam ni boo jàngee histoire am ku incarné woon patrimoine islamique la et histoire de l'humanité. réew yu mel noonu nag dañ leen di xeexe ci ay formes des guerres multiformes waaw ci ñu wuute ay formes yu wuute lañ leen di xeexe. imma an tadriba بالتحالف إما أن تضرب بتحالف عسكري من قبل الدول العظمى كما رأيت في العراق وفي أفغانستان. réew mu mel noonu saa su ne imma ñu dóor ko ñu frappé ko imma ñu xeex ko jaare ko ci coalition militaire bu jóge ci réew les grandes puissance
comme ni nga ko gisee ci Irak Afghanistan contre les talibans aw tanzilu fiha quwwataani asamiyataani kullun tudda'i bi annaha awnun lil uxra wala ñaari réew yu mag ñaareelu forme bi ñuy xeexe mooy ñaari réew yu mag yónnee fa seeni armée jaxase fa jaxase gouvernement ba ak beneen front rebelle buy xeex ak moom ñaari réew yu mag yooya nag ku ci nekk di jàppale keneen waaw ku ci nekk wane ne keneen ka ngay jàppale baynama millatul kufri waxidatun ci ku ne xam na ni yéefar moom ni ko alquran waxe ñoom ñépp seen objectif benn la mooy xeex l'islam wa huwa mazgu jasadil islami al wahid mooy réewi l'islam yi nga xam ni benn la ñu war a doon seen intégralité objectif yéefar yépp mooy réew yi woote woo réew yu mag yépp seen objectif mooy xotti yaram boobu daggate ko ay parti irban ba'da taqti'atihi aw taxluqu fiha jabhat mutanahira mutanakira kullun lil jabha allati tunasiruha wa tu'athiruha wala ñu daggate réew yooyu wala ñu fexe ba créer fa ay front rébellion yuy xeexante ci seen biir front bu nekk am na benn réew bu nekk ci ginnaawam di ko armé di ko jox ay ngànnaay kama nara al amra fi l yaman hada nahj huwa ma yusamma bi harbi niyaba ay harbun تتواجه فيها قوتان بشكل غير مباشر هذا النهج في الحرب هو ما يعرف بلا guerre par procuration loolu buñ ko seetee dinañ ko gis mooy li ñuy gis ci xeexu yaman bi yaman noonu la fa demee parce que ku ne xam na ni xeex ba ci yaman maanaam ñaari force ñoo fay jàmmaarloo bu fekkee ni sax du seeni soldaar ñooy jàmmaarloo face à face ndax xeex ba ci yaman ku ne xam ne ni c'est en guerre entre Amérique et Iran entre Amérique et Arabie Saoudite un côté et Iran d'autre côté loolu nag façon bu mel noonu loolu la ñuy tuddee la guerre par procuration loolu la ñuy tuddee la guerre par procuration noonu lañ koy tuddee maanaam xeexab wuutal fii Suuriya muwaajahatun bayna Iran wa Amerika fil Yaman bayna Iran wa Saoudiya halluma jara exemple ci loolu mooy boo demee Iran boo demee Yaman xeex ba fa nekk diggante Iran la ak Amérique boo demee Syrie itam xeex bi diggante Iran la ak Arabie Saoudite wa ukarriru qailan kullu hadihi duwal al islamiyya allati xalaqa fiha al gharb mashakilan لسبب تقسيمه إلى دويلات مسخرة كانت في الماضي شيئا مذكورا ملفتا للنظر وللانتباه للثقل الذي كان به خلال العصر ونهضة الإسلامية في عصوره المختلفة damay baamtu li ma waxoon ci ne réewi islamique yooyu yépp Europe di xeex bëgg leen a xaaj réew moo ci xool rek daf leen a bëgg a def ay état yu ndaw ay état musaxara daf leen a bëgg a def ay état yu ndaw
ba pare doon ay état musaxara yoo xam ne fu mu leen wommat jëme nu nungu. réew yooyu yépp nag boo ci xool rek dara la woon démb doon ay réew yu ndaw ci wàllu histoire ak ci wàllu taarix ci jamonoy renaissance islamique. يستطيع كل من يستمع توجيه سؤال بهذه الصيغة يكون سؤال ما حاجة الغرب بهذه الدول ولماذا. képp kuy déglu rek wala képp ku dégg ne li ma wax rek mën ngaa laaj ci sensé laaj yow ci sa bopp daal ne lan moo tax Europe soxlawoo réewi islaam yi yépp ci dagg leen. wa aqulu lak fi ljawaab li taarif ayuha al axu alkarim innaha hiya lubb lilxadaara walturaasi alislami. bu ko defee ma tontu la yow mbokk mu tedd mi laaj loolu ni la ndax réew yi yépp boo ci xool rek dafa nekk ab saal ab racine bu monde islamique et civilisation islamique et patrimoine islamique. li anna misra masalan hiya mahdu alxadara alfirawniya walinsaniya wa fiha zahara alinsanu wa kitaabatuhu wa siimaatuhu alxadaariya lilwahlati alula wa haadha naba'un sarraxathu al-uxfur walqutuut alhieroglyphiya fi al-ihraamaat allati tabqa shaahidatan lil'usuuri alfir'awniyati alqadiimati al'ariiqa. bu nu jëlee ci réew yooyu ci monde islamique bi Égypte exemple mooy le berceau et le berceau de la civilisation pharaonique. non seulement mais mooy le berceau de civilisation humaine ndax nee nañu Égypte la nit jëkk a feeñ bind itam fa la jëkk a feeñe ak yeneen côté civilisation yi première fois. loolu waxuma ko de waaye sarraxathu al ahfur wal qutut al hieroglyphiya pax yi nga xam ne gas yi nga xam ni archéologue yi ñoo koy gas maanaam di feeñal denc mag ñu jëkk ña ñoo wone loolu ak yeneen ak mbind yi nga xam ni boo demee dans les pyramides boo demee Caire loolu ñuy tudde ay pyramide tin koy wax ci wolof mbanaar bind ya fa nekk mooy les lignes hiéroglyphiques. loolu mu wax ñi nga xam ne ñoo tekki ko mel ni français boobu tudd Champollion ab champion la woon comme turam bi ci tekki les lignes hiéroglyphiques ci tekki mbind yooyu. loolu ma wax mbind yooyu dëggal na ko muy mbind yooyu nga xam ni ñoo nekk dans les pyramides yooyu nga xam ni ñoom les pharaons de l'Égypte ñoo ko tabaxoon. inna duwal al islamiyata ayyuha sailu in kuntu asifuha lak aqulu lak innaha kassama'in طلعت في كل جانب منها شمس تسمى الحضارة. le monde réew yi nga xam ne ñoo composé monde islamique mbokk mu tedd mi bu fekkee ni maanaam dama la koy melalal dama la naan dafa mel ni asamaan soo xam ni fu ci nekk
fu ci nekk ci asamaan soosu maanaam réew mu ne jantab civilisation fenk na fa. Asuriya ad dawlatu al umawiya ad dawlatu al abbasiya. boo demee Syrie boo jëlee réew mu mel ni Syrie moo nekkoon capitalu dawlatul umawiya ak dawlatul abbasiya. boo jëlee Égypte Misra kaanat asima li dawla al fatimiya. boo jëlee Égypte moo nekkoon gàngunaay ak état fatimite. boo jëlee ak turk ak dawla al usmaniya boo jëlee turc moo nekkoon capitalu état usmanite. boo jëlee al iraq al atharus ashuriya wal babiliya wa fi al ahd al islami al khilafatu al alawiya. boo jëlee Irak civilisation Ashur et Babylone fala Babylone nekkoon mooy Babila. bi islam ñëwee itam moom Irak moo nekk capital bu Shia moo nekkoon capital bu Shia maanaam alxilaafatul alawiya. wa Mali kaanat fiha jaamiatu Tumbuktu allati tazamanat jaamiata Pire lil qaadi Omar Fall fi l qarni saabi ashara miladiyan. naka noonu boo jëlee Mali fala université bu rëy boobu nu doon tudde Tombouctou nekkoon. université boobu moo jamonoon teeg ak université qaadi Omar Fall ci 17e siècle. kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ni tey moom laa leen andiloon di leen tàggu ba ëllëg incha allah ci dimanche ji ma ñëwaat ci li des ci al aalamu al islami al yawm huwa dahiyatu li siyasati al arabia. ma soog a ñëw nag ci les pays, le monde islamique aujourd'hui, c'est les victimes du politique occidental. maa ngi nuyu al imam Abou Bakrin Diallo, imam Jibril, imam Nasiruddin imaamu Fass Mbao Nasiruddin Mahmoud Gaye. di nuyu auditeur bu baax a baax ku bëgg xam-xam muy Ibrahima Loum, Khady Fakka Faye, Mourtada Faye ca Côte d'Ivoire, naka noonu Moussa Dione Maroc. maa ngi nuyu Cheikh Mbodj bëgg ceeb. Cheikh Mbodj maa ngi lay nuyu ak ki nga xam ni mooy maam Cheikh Mbaye Louga. ñëpp maa ngi leen di nuyu sama soxna Khady Boy di ma jàppale bu baax a baax na ngeen ma ko ñaanalal. di nuyu mboolem mbokk yi daal maa ngi nuyu professeur Moussa Mbaye, professeur Moussa Dieng, Manar Mbaye, professeur Seck ak mboolem professeur yi nga xam ne daal dan may jàppale ci liggéey bi. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. shukran, kon ba subaak jàmm, wasalaam. Abou Bakrin li Parcelles Assainies dama ko fàtte woon, maa ngi koy nuyu. maa ngi nuyu seexloo suufi ak almufakkiru suufi ak mboolem mbokk yu baax yi nga xam ni ñooy joxe ay dars. imam Yahya Gambi, Yahya maa ngi lay nuyu. Abou Bakrin Top fàttewuma la, maa ngi lay nuyu bu baax a baax. wa shukran, jazakumullah xayran.